fii ci Ndoumbélane, l'intelligence de l'hôtelière l'emportera toujours sur la cupidité de Bokilière. Chers téléspectateurs, ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak Sen TV ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission Ndoumbélane comme tous les vendredis ma ciy ànd ak samay chroniqueurs mais exceptionnellement aujourd'hui ma ciy ànd ak kii di Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. waaw bonsoir à toi Nena Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV di am mbégte dalal jàmm àjjuma ju ne fii nga xam ne moo di plateau Ndoumbélane. Effectivement, alors comme tous les vendredis ñu ngi aussi ak Pape Mactar Diallo. Pape Mactar. Nena Aïcha maa ngi lay nuyu di nuyu Abdoulaye Mbow di nuyu ñi nekk ci plateau bi di nuyu naturellement waa Saint-Louis du Sénégal waa Colobane di nuyu aussi dinaa ci delluwaat ci kanam tur bi laa fàtte. kooku dina la mere de soos delluwaatee ci kanam alors ñu ngi ci ànd aussi ak kii di Abdou Karim Gueye Abdou Karim ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di présenté wu man la Abdou Karim Gueye Karim Xurum Xax di ñaan yàlla rek ba ñu fa wax lu ñuy xeebee. Alors ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau encore une fois. Avec plaisir. Professeur en vacances. Oh. Professeur nag correction yi yëpp pare ngeen. waaw BFM jàll na Bac jàll na. mais xar matt baa ngi fi. mais xar matt ci école yi ba tey. waaw nee na man tey dag may rek ma wax suma plaisir suma honneur toog ak Imam Kanté. waaw parce que Imam Kanté. dañu dajeek moom benn instant boo xam ne ni université mu nekk ndaw ñu nekk ndaw nekkoon université am fugg yu bëree bëri mais ci biir jumaay ak xutba gi mu teg ñu ci yoon boo xam ne wan ne ni ñu philosophie bi ñu doon jàng ak ndaw gi ñu nekkee woon ak li ñu waroon Clodel am 3000 jeunes filles ak corniche bi que ni àddina am na lu ci gën a am solo muy l'islam loolu mu dimbale ñu ci ñu bëri loolu vraiment imam dama koy wax tey mu nekk benn témoignage di la ci sant di gërëm di yàlla ñaan yàlla mu may la loolu nga jiwoon ci xolu des milliers d'étudiants yàlla na la ko yàlla fay ci darajay Seydina Mohamed voilà man tey loolu rek. alors j'en profite professeur pour nuyuwaale invité yi ñu ngi leen di nuyu xam naa di ñëwaat ak ñoom nag après face à l'actu parce que comme ni nga ko xamee tous les vendredis dañ leen di permettre yéen ngeen wax seen point de vue ci actualité bi amoon ci Pape Mactar. ba du may joxe xar. xam nga non du sax joxe xar dafa benn daam la day xadi ba bu mu sant la xam nga ba bi parfois day génn sama xel yaa ngi toog ba bu mu sant la day xadi ba dafa nekk yëmbal mais daf ñuy suivre tout le temps saa yu émission bi commencé rek day bàyyi lu muy def donc dañ koy nuyu di ko jaajëfal. Ndeye Khady ñu ngi lay nuyu bu baax sama mbokk la amaana alors donc tout de suite dañuy dem jëli face à l'actu. Voilà donc suñu première actualité je pense que presse bi yëpp waxaat nañ ci mooy cette déclaration du président de la République Macky Sall mi wax ne que administration rien que l'administration ñu ngi utiliser lii di 17 milliards pour le téléphone 307 milliards ci ay véhicules ci ay oto amaana depuis 2012 ba tey jile donc dañuy dem jëli élément bi ànd ci ak kii di Modou Sène mu revenir at ci. njiitu réew mi ak gouvernement fas yéene takk seen walis dem vacances loolu nag di xew ci jamono joo xamante ni ñëpp a ngi sëngéemu ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy jànkonteel analyste politique bi di Pape Diogoy Faye jàpp ne waxtu bi ñu taamu baaxul. que vacances da nga koy mérité. donc liggéeyuñ fi 1 an yoo xam ne yi war nañoo mën a dem congé wala dem liggéey d'autant plus que li ci ëpp solo tey jii mooy problème yi nga xam ne yi tey jii waa kaw ga ndox mi ñàkk na jaaxle nañu parce que yàlla ji tawagul. muy problème boo xam ne bii aussi beneen problème mooy problème mu étudiants yi ak problème mu Sénélec bi nga xam ne bii ñëwaat na. loolu tax muy sàkku ci njiitu réew mi mu dellu ginnaaw ci ndogal bi nu mel. ku may interpeller gouvernement bi interpeller le président de la république ñu dimbali ñu yu lay war a soli ñu toog liggéey ba jëmmi jamono donc ñu seetaat moment yi ñuy jël congé. Pape Diogoy Faye dolli ci xamle ne gouvernement bu Sénégal nag warul dem ci weeru août ci ay vacances ndax période la boo xamante ni mbir yi day tàggatémbe. man jàpp naa ne mois de janvier mois de décembre janvier ba février ba mars nekkoon na mois yoo xam ne yii yu am solo la yoo xam ne war nañ cee mën a dem congé. dem ci vacances ci jamono joo xamante ni daanaka lépp daa tàggatémbe fii ci réew Sénégal. alors ñu ngi
ngi jégalu bu baax a baax c'était pas le bon élément alors ñu ngi ko doon wax léegi Abdoulaye Mbow le président de la République dafa def déclaration wax ne que administration ñu ngi utiliser 307 milliards ci ay achats de véhicules entre 2012 ba ni gi ni 12 ou voire 17 milliards ci facture de téléphone mu nekk loo xamante ne ça a fait quand même un tollé. waaw bari na parce que bu ñu xoolee bu ñu defee xayma bi bari na lool wante dama jàpp ni 2012 ba léegi ni est-ce que président si premier mandat bi 7 ans amoon na temps mën a rectifier waat le tir parce que lii du lu wax ju bees waxoon na ko donc da koy yeesalaat rek wante waxoon na ko déjà en avril effectivement donc dama jàpp ne rek war nañu gën a mën a daal lépp loo xam ne dépense de prestige la ñu wàññi ko parce que Mercedes ba taxoon milliard la jar waaye gisaat nañu beneen Mercedes bu mel noonu boo xam ne beneen couleur la te loolu yëpp xaalis gu bari la war nañu xoolaat bu baax dañu ko toggee te boo xoolee présidence li muy consommer par jour toll na si li nga xam ne moo di 40 milliards Pape Matar Diallo 40 millions par jour. Voilà. Non xam nga tey jii dafa nekk loo xamante ni dafa doy waar parce que bu ñu leen ñëwee 17 milliards ci wooteegu yu kese ñun la 307 milliards ci essentiel parc automobile depuis 2012 yaakaar naa loo xamante ni dafa jéggi dayoo mais ku mel ni le président de la République lu ñuy xaar ci moom aussi du mu ñuy def simplement le constat mooy lan moo war a tax ba ñiy nangu depuis 2012 mu def ci beneen mandat boobu ba tey aussi mu ñuy defal yenn déclaration war nañu mën a jàll ci déclaration d'intention yi dafay ñuuru sax ni aveu d'échec parce que ba muy ñëw moo fi woote woon gestion vertueuse et sobre te yaakaar naa lii du gestion vertueuse lii du gestion sobre dafa sobriété bu mu doon wax ak vertu yi mu doon wax yëpp gisatuñ ko dafa mel ni ay slogan la woon ak ay promesses de campagne tey ba mu nekkee ci pouvoir bi gisatuñ li lépp li nga xamante ni daf ko doon mais amaana mënul woon rectifier le tir parce que justement mu ngi doon xalaat un deuxième mandat. waaw xam nga loolu moo ñàkk nekk yoon parce que en fait boo xasee ba nekk président waratoo am ay besoins existentiels wala sax yenn besoins yoo xamante ne da ngay xalaat deuxième mandat li nga xamante ne da nga ko signé comme contrat wala engagement yi nga jël population da nga ko war a respecté ci côté boobu nañ ko doon xaar mais pas que mu ñuy ñëw di ñu naan gars yi tey jii li ñuy dépense ci communication wala li ñuy dépense téléphone 17 milliards la war nañu mën a fexe ba ñu ko yaxanale te leen lu ñu waxul évacuation maladie rek yaakaar naa 40 milliards la par année donc dafa am yoo xamante ni dafa bëri ci réew boo xamante ni ñun la les 25 pays les plus pauvres du monde réew boo xamante ni lépp urgence la ñu jël ay 300 et quelques milliards def ko ci parc automobile boo xamante ni tey xoolal rek le président de la République déplacé plus de 30 oto dinañ ko topp au nom de quoi ñu jënd fi oto boo xamante ni 1 milliard lay jar oto bi ba mu demee ba Thiès oto boo xamante ni mënul daw sax Dakar Fatick dafa lakk donc dafa am yoo xamante ni je crois que il faudrait que ñu xoolaat bu baax alalu askan bi ñuy jël di ko def yenn dépense de prestige yoo xamante ni c'est juste pour jéem a concurrencer yenn élites yi mondiales yi alors que ni tey suñu réalité mooy oto boo xamante ni warul daw ci Fatick nga jënd ko di ko indi ci réew mi à 1 milliard oto yooyu c'est pas dans les mêmes conditions climatiques yamul ci aussi mêmes conditions yi ñuy daw ci dëkk bi donc dafa am yoo xamante ni war nañu ko mën a dépasser te ni ñu koy dépasser tey ji lenn kese la mooy njéem a fexe ba li nga xamante ni mooy lu mu jëloon comme slogan ak ay promesses de campagne mu jéem ko respecter. Très bien Abdou Karim. waaw man je pense que xam nga dafa day mel ni genre répétition lay nekk quoi routine. si man je me pose la question est-ce que ñoom ñi ngi gis Sénégalais yi jafe-jafe yi ñuy dund c'est-à-dire man foofu laa nekk quoi parce que boo xoolee li ñuy wax depuis 1960 ba léegi mosuma dégg ñu ne question président jël nañ ko wala dañ ko empêché mu jot ci mosuma dégg ñu ne ministre boo xam ne wax ñu ne salaire am mosuma dégg politicien boo xam c'est-à-dire ñoom seen carburant day mat xam nga dañu yor ay passeport diplomatique seen salaire day normal c'est-à-dire ñoom seen train de vie day gën a am doole di gën a naxasa di gën a c'est-à-dire di gën a. est-ce que du gis loolu moo tax tey jii président jubal kàddu yooyu wax ne effectivement train de vie wu l'État dañ ko war a wàññi. mais Aïcha kan mooy président bi kan la. du benn waa boo xam ne musul def politique du koo xam ne musul bokk ci gouvernement dafa nekk lépp ci beneen pouvoir boo xam moo fi nekkoon avant bii c'est-à-dire dañuy waxtaan quoi avant muy nekk président xam na lépp quoi c'est-à-dire li muy wax ni moo ko gën a xam c'est-à-dire il faut pas ñuy nax Sénégalais yi ci benn ñëw ci Macky Sall moom lépp nekk na sax directeur général nekk na lépp premier ministre nekk na ministre de l'intérieur nekk na président assemblée nationale donc xam na lii léegi li ñuy wax nii lan la ñuy wax lu mu xam ba pare. du lu bees donc maintenant man sama problème mooy c'est-à-dire moom tey c'est-à-dire ñoom lan la ñuy wax sénégalais yi nga xamante ni tey dañu am problème mu jafe-jafey dund jafe-jafey faju jafe-jafey jàng enseignants yi di grève étudiants yi yaa ngi koy dégg ci c'est-à-dire ñoom lan la ñuy wax la man foofu la sama kàddu nekk quoi. vraiment professeur très rapidement. waaw nee na Aïcha man loolu li ma ci gis mooy c'est-à-dire que le président de la République jox na sénégalais yi benn raison. pour être en colère contre lui et contre tout l'État parce que loolu mooy tekki que ni Sénégalais yi war nañ xam ni
li ñuy wax naan Sénégal amul xaalis problème bi du Sénégal amul xaalis nekkul ci am bi wala ñàkk am bi dafa nekk ci séddalente bi ma fàttali rek li Cheikh Hamidou Kane doon wax que ni développement réew duñ ko natt ci alal ju dajale mais dañ koy natt ci séddale comme li sama waay Abdou Karim wax léegi la ak ñeneen ñi. Comment peut-on dans un pays sous-développé où le minimum manque nit ñi lekkuñ naanuñ seen nelaw doyul fajuwuñ jànguñ yaruwuñ ñu taxaw di leen wax et puis le président de la République bi koy wax mais moom comme ni ko Abdou Karim di waxee jaar na fu nekk pour xam lii te xam ne train de vie de l'État bi dafa yéeg xam ne xaalisu Sénégal bi yëpp ñu ngi koy yàq ci jënd ay oto xaalisu Sénégal bi yëpp ñu ngi koy yàq ci ay téléphones yu ñàkk fayda ñàkk fulla moo taxoon moom ba mu ñëwee pour ñu fal ko mu ne su ma ñëwee dinaa rafetal ba pare sakkanal mais kon Macky Sall en réalité il se fout de qui il est qui pour dire cela il se fout de qui c'est la question qu'il faut se poser parce que Macky Sall en réalité moom moo yore chiffres yi téléphone yi lépp lu ñuy def ci état bi moom lañ jox réew mi kon dafa mel ni boo ko xoolee moom dafay ñaawal nit ñi alors dañoo am beneen élément toujours le président de la République moom dafa jël lii di insalubrité def ko combat personnel waxoon na ko lors de sa prestation de serment 2 avril foofee ca Diamniadio dañuy ànd ak kii di Marema Gueye pour plus de détails. mu bokk ci mbëbët yu muy gën a fësal ci jamono ji di def ba Sénégal doon dëkk bu set wecc ba tax kii di njiitum réew mi Macky Sall nama rek daal di teg ci quartier yi lu toll ak 1000 agents de sécurité de proximité mu namm ci soobub liggéey boo xam ni dañuy daal di setal wicc mbeddu Dakar yi population yi ñoom ànd ci lu ni mel. man kay ànd naa si li mu wax mais déjà Macky wax na mais nag sénégalais ñoo war a jël seen motuwaay seetal seen gox. Maroc 2 ans laa def foofu yaa ngi dégg weñ. balaa nga koy gis ci pombalit bi nga koy gis. ñu defar rek ba mu baax defar ko ba mu set mbedd yeeg yëpp ñu defar ba mu set taalal na lamp yi ndax fii dafa lëndëm. loolu moom gis naa ne affaire bu nice la quoi dëkk moom ay nit buñ ci nekkee dëkk bi dafa war a set. loolu moom am naa yaakaar Sénégal yëpp dinañ ci ànd quoi ndax set dafa baax ci doomu aadama set bu dul dara sax diñ ci am lu wér-gu-yaram. ay atam toll ci juróom benn fukki at ak juróom-ñett moom mi la dëkk Yaraax di xamle ni rek lii di wàllum délinquance kenn waru ko bàyyi ginnaaw. yàqkat nag bare na fi mu ngi mel ni tey jii suñu géej gi am na ñoo xam ne ay dañ cee rax ay étranger ngi ci ay Sierra-Leone lu nekk ñoo ngi fii ci géej gi sooy wut ka ay jaaykatu yàmbaak toxkatu yàmbaak ñu bon ci géej gi la bare ñu ni woon Hann Bel-Air dañ koy def ndax salti bi ak yooyu. ñoom ñi leen nag di ñaaxaat nguurub Sénégal ngir ngelawaaye bi le projet ñu def seen kéemtalaay kàttan mu bañ a doon rek lu ñuy wax te daal di koy jëfee. À Doumbéla, le lion est mort un certain soir. Gaynde saay na. Voilà donc li moo nekkoon élément wu kii di Marema Gueye alors l'insalubrité ñu déggaat ci encore kii di président de la République il en avait parlé lors de sa prestation de serment. effectivement waxoon na ci waxaat na ci donc mu mel ni mbir moomu Pape Matar soxal na bu baax ki nga xam ne moo di njiitu réew mi parce que setal dafa nekk loo xam ne engagement citoyen la et également dafa war a nekk un devoir citoyen. waaw mais xam nga loolu aussi moo tax ñu fal ko te yaakaar naa ne bu ñu nuwee que ni environnement sain dafa bokk ci suñu constitution dafa bokk aussi ci li nga xamante ne dañ ko war a jox askan bi loolu bokk na ci lu tax ñu fal ko donc yaakaar naa toog di ko wax sax wala di si def yenn débat yi c'est amul sens loolu mooy norme bi tey jii norme Sénégal mooy dem ba nekk exception moo nekkoon nit ñi tilimal ñu ne nit ñi temps yi commencé nañ tilimal mais bu ñu demee ba dëkk boo xamante ne dafa désorganisé carrément ngay gis nit ñi di teg fu nekk et puis bu ñuy wax set setal wala bu ñuy wax sax yenn affaire assainissement ak yenn affaire le plus souvent da ngay gis mécanicien bi dañuy dem indexé wala ñi nga xamante ne amuñu nekk ci mbedd yi teg seen table mais ñi nga xamante ne ay firme yu mag nañ ay entreprise yu mag nañ yore seen kiosque di si jaay ay crédit wala di si jaay yeneen teg ko si trottoir kenn du ci wax donc chaque fois da ngay gis ni ñi nga xamante ne mooy néew gi doole nañuy sonal bu ñuy wax seen waxu assainissement wala bu ñuy wax seen waxu yenn affaires yi mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo si borom doole yi kenn du tudd seen mbir kenn du tudd seen alal kenn du tudd aussi li nga xamante ne dañ koy def panneau publicitaire bëri na si VDN bi kiosque yi bëri na ci VDN tey ñi nga xamante ni ñoom moom entreprise yi di ay entreprise française sañ ñu ko def biir Paris mais Dakar nañu ko sañ def parce que Dakar dafa désorganisé parce que Dakar ñu fi nekk amuñu fula amuñu fayda mais si wàllu woowu Karim baax na njiitu réew mi def déclaration de principe waxaat si parce que dafa am dëkk yoo xam ne leen tudd lu mel ni Rwanda ñu mu wëlbatu ko nekk ay royukaay baax na Sénégal à travers la parole du président de la République ñu jëm si li nga xam ne moo di setal moo di yeesal moo di defar ba mu baax. waaw mais xam nga set c'est-à-dire luy wër ba wóor moom mooy sénégalais moom dafa salte
boo tukkee ba ñëw ci nga xam ne Sénégal dafa salte Dakar dëkk bu salte la oto mbalit rek li muy tuur ci mbalit ci mbedd mi rek nit ñi duñ ko tuur ci mbalit li muy drainer oto bi suy daw rek li muy tuur ci mbalit kenn mënu ko comprendre c'est-à-dire loolu ba pare li gën a doy waar xam nga set du am na loo xam ni du gouvernement defu si dara gouvernement moom defu si dara parce que ku talul sax ñuy faju waxatuma la ak ay set talu ko mais ñun au moins war nañu mën a fexe ba mën a organiser xool nu ñuy gérer au moins suñu poubelle yi des fois nag da ngay am problème parce que da ngay téye dara sa bëgg ko tuur doo gis poubelle nga dox ay 100 mètres 200 mètres doo gis poubelle loolu aussi dafa metti mais lenn moom naa ko wax moom dëkk bu salte lañ nekk loolu moom mën naa ko wax dëkk bu salte Sénégalais yi dañoo salte loolu moom dëgg la professeur là mën nañ espérer un changement parce que quand même le président de la République jël na ay mesures par rapport à ça dem na sax bay wax ne que set setal dañ koy amal ci mois yi benn yoon ci mois bi jël ay ASP ak ay policiers mettre leen à la disposition du ministre de l'urbanisme donc yaakaar nañ ne que am na ay jéego yu ñu war a mën a matal. waaw xam nga ne changement fépp la mën a am parce que àddina moo tëdd ci loi de changement amul lu mënta changer ci kaw suuf mais problème mu propreté dafa nekk problème boo xam ne dafa complexe Abdou Karim wax na ko léegi. entre nous Sénégalais la rek bala nga xam ne Sénégalais ñoo dafa salte nga dem ci suñu douche publique yi aller à l'université aller dans les garages aller même dans certaines mosquées da ngay dugg ci douche publique yi mais boo duggee après da ngay génnaat tellement dafa salte Tunkara wax na ko ci benn émission xam nga lu mel noonu su amee du ay déclaration d'intention depuis 1960 ñu nekk ay nit am ay xel nekk ay jullit nekk ay doomu tarixa nekk ay lu ne ñu toog ba heure bi ñu naan ñu da ngeen ñu war a set c'est parce que il y a un problème il y a un problème fondamental qu'il faut se poser boo xam ne xajul ci ay émissions je crois. Très bien alors Abdoulaye la troisième et dernière actualité mooy lettre Guy Marius Sagna tey gis nañ ko def na fureur ci réseaux sociaux yi alors déglu nañ ci sax kii di directeur de la maison d'arrêt de Rebeuss déglu nañ ci kii di ministre de la justice apparemment fake news la woon parce que bi ñu jotee kii di maître Moussa Sarr son avocat l'un de ses avocats dafa ne moom dégg na kii di waxtaan na ak kii di Guy Marius Sagna mais apparemment du moom moo bindoon lettre boobu donc dañuy dem juste suivre ces éléments et revenir sur le plateau. man kay ànd naa seen moto ay seetal seen gox. Maroc 2 ans laa def foofu yaa ngi dégg weñ. activiste bi di Guy Marius Sagna ci bataaxelam bu mujj bu mu bind ñi ki démb rek moo nga cay xam ne rek conditions yu métti yi nga xam ne ñi nekk ci kaso yi ñu ngi koy dund insulte violence physique doon ay mbir yoo xam ne wute na ak lool ak normes yi bu ñu sukkandikoo ci Amnesty International rek moo ngay ñaawlu mbir yooyu la. conditions carcérales yi fi nekk conditions yoo xam ne mun nañu wax torture la na nga nekk foo xam ne munoo nelaw wala boog ñu leen di nelaw la à tour de rôle ñii suñu nelawee ñu yee leen ñenn ñi tëdd loolu dafay mel ni torture la. te torture moom yoon daf ko dax. secrétaire exécutif bu Amnesty nag mu ngay interpeller li ñi di autorités yi ngir ñu jël seen matukaay ba li ni mel daal di jeex faw fii ci Sénégal. te vraiment ñu ngi mettre en garde nag administration pénitentiaire ak ministre de la justice. benn sanction bëgguñu ñu appliquer contre Guy Marius Sagna benn sanction parce que d'abord mu nga fa te war a fa nekk arbitrairement lañ ko fa téye lu mu def alerte la def pour askan Sénégal xam. naka la suñu mbokk yi suñu njaboot yi nekk foofu. ci fàttali rek bataaxel bi nga xam ne Guy Marius Sagna mu ngi ko bind ci jamono ji nga xam ne liberté biñ ko doon sàkkul dañ ko daal di neenal. voilà loolu moo nekkoon reportage kii di Souley Ndaw donc dañuy dem juste jëli la réaction de son avocat maître Moussa Sarr. waaw bi ma déggee xibaar bi. tey ci suba donc léegi bi ma jullee tisbaar ba pare ci 4 heures ci ngoon dem naa à la maison d'arrêt et de correction pour gis suma client Guy Marius Sagna pour laaj ko coow loolu lan moo ci am ak lu ci amul mu biral ma ne moom bindul lettre pour mu jox kenn benn kilifa bindul benn lettre non du ma tontu ci waxu directeur bi parce que du suma cër man suma cër mooy taxawu Guy Marius Sagna kon lu directeur bi waxu keneen wax dëgg du ma ci am lu ma ci yokk ak lu ma ci wàññi aw ma ci lenn lu ma ci wax parce que du suma cër maintenant li ma mën a biral mooy Guy Marius Sagna nee na ma léegi ci 4 heures ginnaaw bi ma ko laajee mu ne ma binduma benn lettre jox ko benn kilifa foog naa loolu moo ci am solo kon du ma tontu ci waxi aussi bu jógee feneen parce que man suma cër mooy Guy li ma Guy wax laa mën a wax ba ñëpp dégg ko.
mooy ji nee na ma léegi ci 4 heures bi ma ko laajee jëluma benn lettre jox ko benn kilifa ak kum mënti doon donc du man maa joxe benn lettre. voilà donc ñoo ko gisandoo mu nekkoon réaction kii di son avocat maître Moussa Sarr. waaw Pape Matar maître Moussa Sarr dégg nga lu mu wax sànq bokk na ak moom plateau l'essentiel li mu wax nii la dëggalaat wante au-delà de la déclaration bi wax ni lettre bi fake news wala am na wala amul loolu def naa ni lu ñu dépassé la wante dañuy wax ci condition de détention yi ci prison yi parce que dafa mel ni Sénégal bu ñu jëlee indépendance ba tey kenn tabaxaguñ fi li nga xam ne moo di prison bu yees boo xam ne dafa respecter normes yi. absolument parce que xam nga dafa am lu ñuy wax nee nañ ko njëkk tabax kaso yaa si njëkk dugg te dañ ko gisoon peut-être si jamonoy Mamadou Dia te xam nga Sénégal bu ñu defee benn action rek après dañ koy xas def dëgg mais au-delà de moo ko bind wala bind ko contenu bi moo ñu amal njëriñ te contenu bi yaakaar naa dafa nekk loo xamante ni ñëpp dañ koy gis tey prison lu mu ci wax moo am booy dugg prison dañ lay simi ba nga set wecc di la juutal di la def yoo xamante ni c'est des conditions yoo xamante ni c'est inhumaine même bu nekkee moo am fenn ak fenn ak fenn am na tey ji ay laser yoo xamante ni boo si jaaree dafay mel ni ku solatul yére parce que lu nekk ci yow yëpp day feeñ mais dafa nekk tey loo xamante ni waratuñu nekk en 2019 ñuy jël nit ki di ko simmi ba mu dasetul dara ci yére ñu taxaw di ko naan da ngay juutu ñu xool nagam sa ginnaaw am na loo ci defal loolu dafa nekk loo xamante ne rafetul ci kilifa ngay bandi ngay ko mënti doon balaa ngay dugg prison loolu lañ lay def loolu dafa nekk condition yu inhumaine yoo xamante ni kenn mënatu ko accepter au Sénégal ñu koy def te loolu nañ dénonce ci lettre bi quel que soit l'auteur d'ailleurs dafa nekk loo xamante ni dafa jéggi doyo tey ñi nga xamante ni nekk tey jii ci nguur gi ëllëg mën nañ leen tiiñal te boo nekkee prévenu kasa rek loolu ngay def traitement boobu ngay def balaa ngay dugg ci benn cellule donc ñoom mën nañ xalaat ni ëllëg mën nañ nekk ci condition yooyu te bu ñu nekkee ci condition yooyu amaana dina am loo xamante ni dafay dañ kersa boobu daf lay topp sa àdduna bi yëpp parce que nit ñëw taxaw koo xamante ni góor yàlla na ni yow taxaw di la xool ci noo xamante ni buggoo woon kenn gisee la ko dafa lu rafet te au delà de aspect boobu aussi beneen condition yi ñu ngi longue détention préventive yi loolu nit ñi yàgg nañ koy wax ay ñoo xamante ni dañ leen xëy acquitté leen man Colobane bu moo dëkk am na ay boy yoo xamante ni tëj nañ leen pendant 4 ans waxuma sax ñi nga xamante ni dañ leen jiiñoon affaire de raid police bi ñeneen ñoo xamante affaire agression lañ leen jàppe woon tëj nañ leen pendant 4 ans xëy suba acquitté leen tey ñu ngi continuer seen vie donc dafa nekk loo xamante ni à chaque fois dañ koy gis ay erreurs judiciaires mais erreurs judiciaires si ñan lay daal mooy ci baadoole yi te loolu au lieu directeur pénitentiaire bi di wax ci yi nga xamante ni ay détails la lettre bi moo ko bind ak yenn affaire yi bind ko loolu la ñu waroon lijjanti fexe ba condition de détenu yi nga xamante ni détenu si lañ nekk ñu jéem a def conditions yoo xamante ni c'est des conditions humaines conditions yoo xamante dafa respecter les droits et les de tous les prévenus parce que prévenu ba tey nit nga koo xamante ni ba tey kenn waxagul la sax da nga def wala defagoo parce que tant que demagoo ba ñu jeexal jugement yi mënuñu ne kii dafa def wala defagoo prévenu kase nga war nañ la mën a jox ay droits même détenu bi sax dafa am ay droits donc war nañ ko mën a respecter te yaakaar naa foofu nañu xaar administration pénitentiaire du ci ay affaire de communication yoo xamante ni di wax kii moo def ak kii deful lii loolu intéressé wuñu. c'est clair alors Abdou Karim amaana même bu fekkee du Guy Marius Sagna moo bind lettre boobu dafa am yoo xamante ne ay vérités yu ñu retrouvé ci lettre bi notamment sur peuplement bi am ci prison yi mais aussi longue détention préventive mu nekk loo xamante ne c'est vraiment réel ici au Sénégal. dëgg la xam nga olof dafa ni tungu ne du fi ne ñu jóg gàttaan ci ni muy doxee man dama def prison 3 fois. yow sax dem nga fa waa. def naa chambre 30 def naa chambre 31 def naa 45 14 4 fois la sax def naa 14 bi may mujjee génn jël c'est-à-dire lu ma dund la man quoi ak ñoom lu ma dund la man xam nga bu ñuy wax sax souvent dañuy nekk sax day mel ni genre tournée la parce que tamit gouvernement boo xam ni faalewul ñi deful dara jàng ba am seen i diplôme nekk ci dëkk bi toppatoowu leen. policier bu jàng ba am diplôme nekk policier amul salaire bu baax kenn respecté wu ko deful sàccul kenn deful dara di liggéey ba deete du am kër du am dara waxtuma laa ku rey wala nga dóor ñu war laa lijjanti foofu mooy problème bi d'abord mais damay ñëw rek juste ci condition wu pour bañ a génn rek en parenthèse doon def ci condition wu kaso bi les kaso amatul tëdd da ngay taxaw kenn nettali wu ma de maa teg sama bët maanaam léegi gars yi taxaw sa jël la ñuy wax boo ñëwee dugg ci kaso bi ñi mujjee ñëw bu ñu moytuwul parce que chambre bi dañuy dugal rek ñi mujjee ñëw da nga gis benn chambre boo xam ne comme fii lay toll day am plus de 350 personnes prisonnier bu nekk ci kaw moromam lay tëdd maa ko dund man kaso bi day jékki-jékki du am ndox imagine toi fu ay 350 personnes nekk toilettes yi dañuy rang pour dugg ci ñaari douche moo fa nekk yoo xamante ni da ngay am sérieux problème da ngay bëgg dem shot da ngay am problème da ngay xaar da ngay rang pour dem shot loolu ci kaso Sénégal bii la amee non condition yoo xam nit day feebar di bëgg a dee ñu koy jox ay paracétamol man dugg naa kaso fekk fa kuy daan ay crise épilepsie mais muy ba noonu la dee ci kaso bi kenn faju ko muy dem c'est-à-dire li ma la bëgg a wax man amoon dem naa ci infirmier bi dem naa dund naa fa ay affaire dund naa ak Germanie quoi dund ak ñoom xool ni ñuy dundee ci kaso bi mais condition yi ñuy dund ci kaso Sénégal torture la loolu amatul fenn ci àdduna bi doo lekk doo nelaw
amul doo lekk doo nelaw ba pare travaux forcés bi boole ko ci encore ba pare c'est-à-dire ba pare xam nga des fois dañuy wax agent pénitentiaire yi la ñuy mais ñoom seen jëm bopp sax ñoom ci kaso lañ nekk. absolument ndax conditions yi ñu nekk ñoom neexu leen pénitentiaire yi. ñoom ñoo gën a sonn sax prisonniers conditions yu doy waar lañ nekk li ma la wax nii c'est très sérieux te malheureusement Sénégal parce que problème bi gars yi li gars yi comprendre mooy affaire bi boo defee dara nga def njombe bu la gendarmerie jàppee da lay jébal procureur bu la jébal procureur moom da lay woo boo taxee parquet mu ne la yaa def nangam defoo bon xaar ma teg la mandat de dépôt jël kayit yi jébal ko juge d'instruction juge d'instruction bi nag moo fay nekk tey mu laal kayit yi suba mu fàtte ko du ko laal ba yeneen kayit tegu ci kawam ñu jiñ la crime boo xam ne amaa defoo ko gis naa ko tëdd 8 ans ñu jugé ko ne ko 3 ans nga waroon tëdd mu perte ñaataat moo fees dañ ci kaso bi del mais si wàllu woolu professeur Sanoussi Ba est-ce que baaxul jamono ji condition ni ñu ko waxee Sénégal tamit teg loo xam ne dañu koy woowee juge des libertés parce que débat boobu tam suscité nañ ko ba nga xam ni bu ñu la tegee mandat de dépôt juge des libertés mën a xool ndax yow war nga dugg wala war nga génn. waaw je crois que mon cher Mbaw war nañu mën a yegg ci évolution juridique boobu wala démocratique boobu parce que dara gënul metti dara gënul insensé nit ñëw deful dara ñu bàyyi ko ci kaso ay at xëy suba teel génn la ne la defoo dara nga dem ñibbi sans aucune forme de procès parce que li ñu wax moo ci nekk li nekk ci kaso bi man je crois que aujourd'hui Sénégalais yi war nañu mën a seet njiit boo xam ne bés bu fa nekkee lu muy njëkk a def mooy ñi nga xam ne nii dañoo nekk ci biir kaso bi dañuy wax maison d'éducation et de correction il est vrai que la justice doit être faite parce que on est à l'intérieur d'une sphère sociale loolu c'est tout à fait normal mais nañu jàpp ni yàlla suñu borom moo ñu teg fii ci kaw suuf si am na ñoo xam ne ñu ngi koy tooñ guddi ak bëccëg te pourtant defu leen li nga xam ne nii ñi nekk ci kaso moom lañ leen di def donc je crois que war nañ dem vers ce juge des libertés yooyu de telle sorte que nit ki bala moo mën a dem tëdd kaso mu doon des faits avérés ñu juger ko dugal ko fa parce que loolu c'est extrêmement grave ñu ngi koy wax depuis des années mais tout le monde ferme les yeux et moi je dis le seul responsable c'est l'État et il y a pas d'autre responsabilité que l'État parce que tey yow mënoo ci dara Néné Aïcha mënu ci dara Bougane mënu ci dara Cheikh Khalifa mënu ci dara Imam mënu ci dara ñi mën a dindi loolu mooy ñi nga xam ne nii ñoo yoru nguur gi te dindi wuñ ko dama am suma benn oustaz Pape Diop da doon wax mu ne dafa mel ni la prison est un monstre métaphysique à qui on envoie des enfants mu leen di lekk benn joint yamba bu ñu la jàppee tëj la kaso benn sàcc bu ñu la jàppee tëj la juróomi at te pourtant boo demee ci biir am na ñoo xam ne ñu ngi tas askan wi tas réew mi mais bu ñu leen fa dugalee dañ leen di toppatoo c'est là qu'il y a un problème. Très bien, c'est très et clair. au-delà sax foofu laay terminer au-delà sax de juge des libertés bi il faudrait que ñu dem jéem a changer système procédure inquisitoire bi nga xamante moo nekk Sénégal. parce que ni ñu ko jëlee ci France ñoo xamante ni dañ lay jël tëj ci kaso bi xool di nga def ak doo def ñu jéem a dem ci procédure accusatoire bi nga xamante moo nekk États-Unis bu ñu la jàppee tëj la dinañ la jox benn amende nga fay ko nga dem ba saa ñu lay juger nga ñëw comparaître moo gën ñuy jël population yi di leen dugal ci prison yi te du am sens te je crois que foofu nañu war a dem ci ay réformes yoo xamante ne dafay nekk réforme de fond te bàyyi yenn taf yëngal yeeg yenn débat yoo xamante ne amul benn sens. Solution pour surpeuplement bi. alors tey dañuy dugg Abdoulaye suñu débat du jour dañuy waxtaanee lii di tabaski xam nañ ko tabaski dañ ko célébrer fii ci Sénégal lundi incha allah. ak dimanche. waaw ak dimanche. alors justement loolu nekk waxtaan bi tey fii pourquoi mënuñu am date yi mënuñu am tey ji féetendoo tabaski yooyu yëpp daañu ci wax gaspillage bi ak yeneen xar bi li muy jar cher na trop parce que amaana ñu bëri ñu ngi koy wër gisaguñ ko donc tey dañ ci dalal kii di docteur Ahmed Khalifa Niass moom mi di guide religieux ak leader politique docteur ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm suñu plateau. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di fay itam ñi leen di seetaan ci àddina bi à travers le satellite ak fu ñu mën a nekk. très bien ñu ngi lay nuyu bu baax ami tamit dañ ci ànd ak kii di Abdoulaye Mbow dañ ci ànd ak kii di imam Ahmed Mactar Kanté écrivain et fondateur du portail web tibiane.com c'est bien ça. oui ñu ngi lay nuyu. imam ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi leen di ziar di leen nuyu. soxna Néné Aïcha Ba Mbow di leen nuyu ak ñi ma bokkal ñëpp plateau bi di nuyu sama sëriñ daf may nemmeesiku keroog bi mu ma woowee j'étais très ému quand même ma ne ko non ñun xale yi ñoo war a ñëw di la wuyu di la nuyu. mu ne ma loolu du ci dara vraiment humilité boobu maa ngi koy saluer di nuyu Samb ak ñi ma toogal ñëpp
am na daal lu ma kontaanul trop ci début émission bi j'espère que sama mère dina giif balaa ñu ci bare mooy que problème actualité yi ngeen fi wax yëpp ñun am nañ ci xalaat te laaju leen ñu waaw dëgg xam naa émission bi nu mu tëddee rek waaw mais dinañ la jox nga réagir incha allah fan nga bëggoon réagir mais am na solo parce que fait d'actualité ñi nga xam ne tey jii ñoo fi donn yonente bu sell bi donn fi saxaaba yi mooy borom diine mooy borom xam-xam yi moo di yéen wante suñu ñetteelu invité bi mooy ki nga xam ne mooy Khadim Samb bokk na si ñi nga xam ne ñoo doon yore boolu jaw nekkoon traditionniste bu mag fii si Sénégal ki nga xam ne moom ak Abbé Boila liggéey nañu ba nga xam ne historiographie sénégalaise bi daanaka kooku nga xam ne bokk na si communicateur traditionnel waaye borom xam-xam tam bu mucc kii bokk na si nga xam ne donn na kii nga xam ne moo di yore boolu jaw Khadim Samb ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. c'est l'historien. ne maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Sen TV ci biir àddina bi di nuyu suma doom yeeg suma jarbaa di ma bokkal plateau bi waaye nag ma am ci sama mag sama xarit ku ma yàggal lool muy Serigne Ahmed Khalifa Niass di ko siyaar di am mbégte mu rëy tey ci bokk ak moom plateau. di nuyu Imam Kanté maa ngi koy tudd bërki démb ci benn émission bu ma doon def di ko félicité di ko ndokkeel ci taxawaay bi nga xam ni taxaw na ko ci li nga xam ni moom lay trou ko sunu borom jox boo xam ni jëf daf koy jiitu ndax mënoo nekk imam te jëfoo lu tax nga doon imam. di nuyu Bougane sama rakk sama jarbaat koo xam ni ñoo bokk sosandoo lii. mën naa wax ne liggéey nañu maak moom suddu ñëw na ba jël ko suddu ñu liggéey yàlla dimbali ko ñoo bokk sosandoo li nag boo ko waxee te leeraloo ko olof da koy xool Bougane Serigne Mbacke Soxna Lo moo ma ko dénk parce que man def naa 30 ans rajo def naa 20 ans télé di am mbégte mu rëy ci di leen déglu ci waxtaan yi nga xam ni moom la ñu fi indi ak li ñu war a waxtaanee. ñu lay jaajëfal bu baax a baax alors Imam dañ lay bàyyi rek nga rebondir ci actualité parce que noonu lañ koy defee dañuy bàyyi chroniqueurs yi ñu joxe seen point de vue mais aussi invités yi suñu leen introduire dañ leen di bàyyi ngeen joxe seen point de vue par rapport ak actualité bi. En fait dama leen doon cuq noonu rek mais quand même d'accord naa ci ni ngeen ko analyser yëpp ah li ngeen ci wax yëpp ñi toog li ñu wax yëpp vraiment lu jub la et que donc finalement du ma ñëwaat ci argument yi mais kon suñu problème fondamentalement mooy lan suñu problème du ñàkk a xam suñu problème mooy taxaw saafara li ñu war a saafara ak courage et de façon durable loolu rek laa ciy wax. effectivement alors docteur. waaw soxna si day ak nit ñu baax ñi ñu toogal mbiri actualité bi ñun xam nga bon léegi mënoo joxe respecté benn rendez-vous ci fani Tabaski gi ndax embouteillage. ndax yow doo mën a naaw romb oto bi mënoo bëtt jaar ci suuf te boo foo waroon am 5 minutes da nga fa am ñaari waxtu. waaye ñu jégalu ci li ñu xaw a retardé tuuti. mais bi ma ñëwee dégg naa ci génni wax ji ngeen wax affaire président bi yu ñu jàpp ne waroon na koo def wala defee ko nii loolu yëpp sañ-sañ la ndax loolu ci état de droit la bokk ci liberté d'expression la bokk mais aussi dafa am noo xam ne buñ ko orienté débat bi dafay wane ne ñii waxee noonu respecté wuñu peuple bi nga xam ne mi ngi leen di déglu. ndax kenn xalaatul ni dana dem ni danaa ñaan ñu fal ma président de la république pour ma fontoo nit ñi wala pour ma naqaral leen wala pour ma gaañ leen wala ma négliger leen wala ma bañ a tenir compte ci seeni soxla te débat yu bari dañ koy orienter noonu te yaakaar naa ne war nañoo xam bu ñu àndee ak moom ak bu ñu àndul ak moom ne mi ngi def li mu mën est-ce que ki nga xam ne tey mi ngi yore ñetti jabar te amul sax benn xar est-ce que kooku am na lu ko neex la réponse est non mais est-ce que mën na ko la réponse est non aussi ba tax sax yàlla teggil na ko donc boo nekkee président de la république réew moo xam ne fekkoo fa dara réew mi
am na ay moyens mais moyens yi mu am dafa fekk ñu jaaree ko ci ay rigole muy jaar ci suuf di sotti ci kambi tubaab ya suñ urus wee ca sabo dala benn jigéen takk ko ci lam ñu bind ci sabo dala te pourtant jigéeni tubaab yi ji nga dañ koy jox ki ñuy wax kii quartier dafay def benn jaaru boo xam ne 2 grammes et demi la di ko jaayee 100 000 euros muy 70 millions à peu près te ñaari grammes et demi jarul sax 150 000 bon mais loolu nañ ko jàll mais il faut que man ku mu neex nga contre président bi ku mu neex nga ànd ak moom ku mu neex nga diggu dóomu man damaa diggu dóomu très bien bon mais leer na léegi nag ma jàll ci boobu prison bii ñuy wax ñoom ñi di wax yëpp maa leen fa jëkk keroog bu ma lakkee drapeau France lañ mën a ay ci layatullah de Kaolack waaw layatullah de Kaolack waaye xam nga ci dara donc ba ma defee loolu kii fii mu wax garaawul chambre yooyu garaawul xam nga fu gën a garaaw bi ngay jëkk a jot droite chambre 1 chambre 2 chambre 3 chambre 4 maanaam prison xam nañ ko xam nañ ni mel mais fii au Sénégal amuñu prison mouroir lañ am yegg dee boo fa deewtit deeyaale ngay génne ndax yaa ngi bokk ak ay tuberculeux ay feebar yuy wàlle yoo xam ne weñ yeey dugg di dal ca cabinet dana daw dugg sa gémmiñ wala sa ndox mi ngay naan wala sa lii ak salaat donc c'est d'abord un danger ambiant bañ ko defaree léegi jege na téeméeri at ñu di ko wax 100 mètres en réalité 1 hectare la 10 000 mètres carrés parce que 100 sur 100 la 100 fois 100 10 000 kon nag li gën a am importance ñu xam ko ngeen xam ko 80% te ñë fa tëdd waruñoo tëdd kaso li ñuy wax mise de mineur ci anglais mooy fait mineur mooy yi mu doon wax léegi am na ñoo xam ne sàcc ñaari nen la pour noom leen lekk ndax am na ñeenti fan lekk ko ñu ne kon nag nga dem tëdd fukki ati kaso waaw wala ñu fàtte la fi juróom-ñaari at door a ñëw ne defoon dara demal ku la fi dugal beneen bi mooy justice bi UMS ñoom ñoo war ci seen biir comme juge jënga comme juge mooy signé nga tëdd juge yooyu di signé bañ a signé yoo xam ne yu ndaw la nañ bañ a signé jënga loolu ko noonu 80% yi fa war tëdd gu buñ génnoon kaso bi normal lay doon day yaatu fluide mel na war a mel ñu xoolaat condition de détention yi bu baax a baax président boo ñëwee bees boo tabaxee kaso ñu ne voilà dafa bëgg a jàpp ay adversaire am yóbbu leen mi ngi leen di tabaxal kaso c'est clair waaw léegi mën nañoo jàll ci leen mais imam dama ko bëgg a saluer particulièrement d'accord ñun ñi nga xam ne mag nañ ko xëy na sax jur nañ ay moromam ñu am ci moom respect lu tax xam-xam waaw xam-xam bi sant mayu ko ko bàyyi mayu ko ko maam mayu ko jàng bay bëgg a dee la waaw ñun ñi xam ku am xam-xam boo waxee ku am xam-xam rek dana xam ne kii am na xam-xam kii bokkul ci ñi nga xam ne danañ wax ñu weddi ko déedéet parce que fu ci gars yi amee benn 2 sources 150 sources lay am waaw ba pare moom dafa bokk ci li ñuy wax salafu saalih salafis nag dafa am mooy terroriste yi salafu saalih dafa am te moom dëgg salafu saalih la très bien alors laata ñu dugg ci débat bi ci tabaski bi mbirum tabaski bi da nga am loo war a sànni ci actualité bi Khadim Samb wala ñu jàll waaw mën naa cee sànni dara ndax ci réew mi laa dëkk te ci mag ñi laa bokk dëgg la ndax avant indépendance laa juddu te musuma génn réew mi wuti dara fenn lu ma am fii laa ko amee 69 laa ñëw Ndakaaru musuma koo génn bu dul dem Màkk ak France ak ñibbi suñu dëkk bu ma génnee 8 heures it 5 heures du matin laay tëdd 70 à notre jour kon xam naa li xew wala am na ci lu ma xam xam nga comme ni ko sama sëriñ waxee réew mi neexatut a waxee naqari naa waxee ndax dafa am ñoo xam ne dañ leen a war a fay ñu noppi am ñoo xam ne dañ leen a war a fay ñu wax am na ñoo xam ne dañ leen a war a fay ñu noppi xam nga réew mi góom la boo xam ni góomi robaale bu yàgg la ku ko doon bala nga koo faj mbir da nga am coono ndax lii ngeen di wax ma di ko wax dañoo judd fekk ko fi bu fekkan ni diggante 2012 la am wala diggante 2000 ak 2012 wala diggante 81 ak 2000 wala diggante 60 ak 81 fu mu amee ci diggante boobu ñu am kuñ ko mën a askanale waaye dafay lu yàgg ndax li xale bi wax
ne sénégalais ni mu ko tuddee du ma ci dellu si waat loolu jeexal na wax bi ne du affaire u chef d'état bu demee ba boole réew mi ci benn casquette dugal leen ci loolu ëpp na chef d'état ndax set du chef d'état moo koy def du moo koy faj set askan wi ñoom ci seen bopp kenn ku ci nekk yaa war a xool li la yàlla sunu borom sant ci set nga di ko jëfee ndax bu fekkee ni ku buub sa mbalit wut mbuus moo ko def néeg ba oto bi ñëw nga def ko ci salte du am waaye ku bale buus sa buntu kër nga dawal sootu ñëw gaari sama buntu bitik ne damay daan sama doole luy sama yoon ci loolu man may fay droit di fay impôt di fay ay nit ñuy liggéey ma di leen fay nga dawal sa oto ñëw wala nga dikk teg sa taabal ci sama buntu max nga damay daan sama doole sàcc wu ma demal sàcc ba xam ku ko yëg bi ci des mooy soo xoolee tey ni Sénégal bindoo ci wàllu cet FILNAB à 1985 FILNAB dafa génne ay milliards ñëw boole les communicateurs traditionnels de Afrique man maa demoon Mali dem Burkina dem Côte d'Ivoire dem Gabon dem Gambie dem Guinée-Bissau dem Guinée-Conakry ñu dajale ñu pour wax ci cet lan mooy set nit da ngay xool ca biir këram palaasu liggéeyukaayam fa muy togge fa muy lekke fa muy naane parce que lépp lu def dañ ko yombalal parce que soo xoolee tey ministre bi su jógee guddi sol flottant léegi day ñëw sama buntu kër di daane sama sëriñ woote ne na ko ba wala sama baay woote na ko bàyyi wala sama ndey woote na ko bàyyi soo xoolee ci seen buntu bi fii nii aw ma fu ma gaare pourquoi bayal bii fi nekkoon nu dañ ko tëj léegi nit amatul fu mu gaare noonu la àddina bi bindoo maanaam Sénégal muy président Senghor mi fi jiitu di président Abdou Diouf di président Wade ba ñëw ci président Macky Sall nii mu bindoo réew mi ci seen bopp ñoom ñoo war a kenn ku ci nekk xoolaat boppam ndax set yàlla ko jëkk santaane bala nga koo santaane ma di ko santaane. kon lépp ci ñun la war a commencer. ci ñun la kenn ku ci nekk. gis nga fi mu ne bu fekkee ni bii xam nga man su ma balee léegi buntu kër sànni ko sama buntu kër Serigne Sidi Lamine Ahmed Khalifa Niass wala ma sànni ko ci buntu imam bale sànni buntu kër kee naka lay set di amee. leer na boo xoolee tey ci bitim réew bi xale yi di wax man presque def naa lu mat 25 états ci Amérique mais. da ngay xool ku xoot naan boisson ci otoom sànni ñun ñëpp dañ koy def fomp sànni ñandu sànni ba kañ lay set. très bien très important baax na ñu bañ a def li nga xam ne moo doon cetum ginaar. baax na bu baax a baax alors dafa am loo ci sànni très rapidement bu gaaw a gaaw. parce que da nga laal benn bunt bu mag muy setal. ba ñu jox ko ministre bi nga xam ne macha allah mën nañoo wax ne suñu rakk la ndax yaayam. sunu bàyyi Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass moo ko jëkk jël man booba laa ko xam 1964 waaye setal alxuraan moo ko digle yàlla nee na inna allaha yuhibbu tawaabina wa yuhibbul mutatahhirina yàlla bëgg nañuy tuub bëgg nañuy set te jullit réewam jullit bu tilimee rek ca ngay nattee est-ce que jullit lañ wala duñ jullit gis nga soxna si gis nga réew mi gënoon a set ci àddina moo doon Singapour ka ko yilifoon jël ko muy lu tuuti xajam dafa ne ku teg salte bu toll benn pepp dugub wala pepp ceeb dañ ko jël rey ko ñuy rey gars yi commencé ku ne di ut pexe moo xam ne da nga tàggalikoo ak sa mbalit te doo dee ndax nit moom bu ragalalee ba kanam rek daal di am pexe. am na solo lool. waaw bi loolu amee. Dubai gii ngay gis ñuy daw di ca dem ñoom dañoo dem jël ay waa Singapour ñu leen defal leen ñu Dubai ba mu mel ni Singapour ci set parce que kenn mënul même boo ñëwee quartier yi gën a set ay Fann Résidence ay kii Almadies yooyu ñoo ñi nga xam ne ñooy gën a mën gën a am yi gën a tilim. maanaam ñooñu mu ñi nga xam ne ñooy gën a ñàkk donc ñooñu dañoo xam ne kenn du am te setoo Chine gii seen premier ministre ba dafa ñëw jàngee Singapour
tey boo ñëwee muy Dubaï muy da ngay romb trottoir yi nekk ay fleur Sénégal ku fi def trottoir yi fleur gars yi seen xar yi lekk ko ak seen nag yi donc may dellu si rek pour tëj foofu di wax ne mbiru set maanaam Sénégal am nañ 60 ans yëf yi di tegaloo ci kaw mbedd yi ñuy jël ci kaw trottoir yi man mii dëkk bi ma dëkk mooy Kaolack j'ai honte de le dire mais c'est la ville la plus sale du monde même sama kër sama kër chef de l'État dañ fay ñëw te kër gi ma takk dañ koo jël def ko muy ay camions yi ràjji gis nga huile bi dafa ànd ak suuf si ñuul kukk bu ngelawee man sama taax mi Maison Blanche la kër gu weex la mu ñëw ñuulal ko ñu continuer après. li ma doon wax une seconde rek. une seconde alors autoroute à péage. moo gën a salte tey. bien sûr ndax ñiy lekk banaana sànni. ñii naan boisson sànni. ñii naan mbuusi boisson yi sànni. loolu mooy dikk ci li sama doom bi wax preuve bi mooy autoroute à péage kër amu fa waaye moo gën a salte kon nit ñi la nit ñi nag. nit ku ñuul nag da nga koy dóor da nga koy duma. mais nit ñi balaa ñu leen di duma tamit balaa ñu leen di duma.